Vous êtes témoin d'un événement où vous avez des informations d'intérêt national, vous pouvez filmer et envoyer par email à infosunugal@gmail.com ou contacter le 78 140 56 56 disponible sur WhatsApp. moo xam da nga fekkee xew-xew moo xam da nga am information boo xam ne da nga bëgg ñëpp jot ci ni ngay def yomb na yónnee ñu ko sunu adresse mail bii di infosunugal@gmail.com wala nga wooñu su numéro 78 140 56 56 mbaa nga yónnee ñu ko WhatsApp ci boobilee numéro boo ko defee àddina bi yëpp dinañ ci jot Sunugal 24 yéen nañ fi nekkal. xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraata. de la rédaction mbokk yi attendé ci seetaan Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di am kontaante ak mbégte teewaat fii fas yéene xam fàccee bépp actualité rawatina les faits divers Moustapha Mbaye laa ci àndal Moustapha maa ngi lay nuyu bu baax a baax ma bàyyi la nga nuyu ak mbokk internet yi. maa ngi lay fay Cheikh Mahfous di am mbégte di teew ci plateau bi comme ni ñu koy defee bis bu yàlla sàkk rek di waxtaanee lépp loo xam ne ñeel na actualité. ayca mi ngi noonu tey nag ñu am mbir mu doy war ginnaaw génn ko Ngoné Ndour mi nga xam ne si ni moom mooy présidente du conseil d'administration bu SODAV donc tey moom mu daal di génn def benn révélation ginnaaw audit bi nga xamante ni Macky Sall sàkku na ñu def ko foofu ca boîte boobu mu yore donc mu di SODAV moom nag mu xamle ni Macky Sall dafa def boobu les audit ginnaaw bi nga xamante ni dafa am problème ak Youssou Ndour Moustapha ci loolu laa bëgg tey ji ñu daal ci indi ay leeral maanaam faram-fàccee jooji lee wax xam naa ni dafa rëccile daal di koy wax alors naka nga jàppe boobu la wax maanaam est-ce que jàpp nga ni problème dëgg-dëgg am na ci diggante Macky Sall ak ki nga xamante ni moom mooy Youssou Ndour. waaw Mahfous damay jàpp ne erreur de communication dafa am foofu parce que bu fekkente ne SODAV président Macky Sall daf koo sant mu jëlee fi BSDA mu doon boo xam ne dafa gën a yaatu BSDA parce que dafa nekk loo xam ne dafay jóglee ci droit d'auteur ak droit voisin loo xam ne artistes yi dañ ko yàggoon kaas mu teg ko fi donc bu ko fi indee amul lu gën a normal ñu am benn mission d'audit boo xam ne yebal nañ ko ci kër googu surtout bu fekkente ne dafa am période boo xamante ne artistes yi ku nekk ñu ngi doon jàmbat gis nañ fi ñu fi tegoon mouvement saytu gis nañ fi ñeneen ñoo xamante ñu ci mel ni ñoom Mame Gor Diazaka ak ñeneen ñoo xamante ne fu ñu toll ñu ngi doon kaas di xam ne SODAV dañuy def benn gestion boo xam ne c'est tout à fait opaque donc comme gestion boobu dafa opaque nag dañ doon ñaan yàlla mu am benn transparence boo xamante ne dañ koy indi seen ni yoree kër googu loolu coow li bëri ba ki nga xamante ne mooy njiitu réew mi daf ko dem conseil des ministres daal di ne nañ dem auditer ji lépp loo xamante noonu lañ yoree fële SODAV je pense que loolu amuloon débat bu war a mën a jóg di wax ne comme quoi ne président de la république dafa nekk en froid ak ki nga xam ne moo di Youssou Ndour moo tax mu commandité boobu audit boobu ñu def ko yaakaar naa ne erreur la boo xam ne Ngoné Ndour def na ko ci wàllu communication parce que loo xamante ne lu normal la pour man ñu auditer ko parce que sax ci article yi tënk SODAV moo wax ne dañuy am mission d'audit yoo xam ne daf fii ñëw di càmbar kër gi ni ñu koy doxalee comme beneen agence comme beneen direction boo xamante ne noonu la ñuy demee auditer ko pour man erreur la boo xam ne jar woon mu koy parce que fi ñu toll ni ubbi na benn brèche boo xamante ne journalistes yi mën nañ fa porox ndoolu di analyser yi def ay supputation yoo xamante ne ëllëg mën na impacter diggante Youssou Ndour ak Macky Sall. wax nga ko ci ay biir yi wax muy problème boobu nga xam ne ci tamit junj ñaa ko muy ci diggante Macky Sall ak Youssou Ndour mais jàpp nga ni dëgg problème am na ndax su Ngoné Ndour su ko waxee ak ni mu jegee ci di Youssou Ndour jàpp nga ni problème am na réellement entre ñoom ñaar seen diggante. waaw mais c'est sûr bu ko waxee kay saa xam ne jàpp nga ne dafay waxantu xanaa mu génnaat def ne samay propos ni ma ko waxee waxeewu ma ko nii wala contexte bi ma ko doon wax lii ak lii moo tax mu indi ay précision ñu doog a comprendre ne problème amul. mais jusqu'à présent bu ñu yemee ci li nga xam ne noonu la presse bi bindee dañuy jàpp ne diggante jafe-jafe am na diggante Youssou Ndour ak kii di Macky Sall parce que bu fekkente ne moom sœur la ci Youssou Ndour du waxantu amul intérêt di wax loo xamante ne amul. léegi nag problème boobu fan la jëmee diggante ñoom ñaar problème boobu lu ko sookee duñ ci mën a sore ak nu mu demee parce que ñoom ñoo ko xam ne tey. donc nettali sa géntu jàmbur fumiste mënu koo weesu. ba tax na li ñu mën a def rek mooy analyse yoo xamante ne ci prospective lay gën a féete li nekk suñu kanam. ak loo xamante ne jàngat boo xamante ne dañ koy amala ci seen diggante notamment ci camp politique bi ñu nekkee.
am nañ problème ñoom ñaar mais ba léegi ñoom ñaar mu di Macky Sall ak kii di Youssou Ndour ak tekk-tekkaar la ñu nemm ko ci seen diggante ba léegi di suñu kenn wax ci loo xam ne si nii war na mën a tax ñu ne problème am na. Macky Sall génnul wax ci Youssou Ndour également génnul bien vrai que doon gisatuñu ko mu def ay sorties di jël ay position ci wàllu politique ndax loolu tamit day njortu li nga xamante ni Ngoné Ndour wax na ko muy problème yooyee. xam nga tey jii pour man bu waxul woon kenn doo xam ne problème am na. donc ça veut dire que ñëpp dañoo jàppoon ne tout est nickel bu waxul woon kenn doo xam ne problème am na kon tey jii bépp déduction boo xam ne jëm nañ ko cee def rek amaana day doon loo xam ne après dañuy toog ñu ne kon lii moo taxoon kon lee moo taxoon te yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne du am benn fondé bu dëgër boo xam ne fa ngay sukkandiku say argument donc pour man wax ji mu wax moo tax tey jii mu am ñu commencé gestu naan est-ce que kon recul am woon est-ce que lee amul est-ce que lee amul mais yooyu yëpp su mënti am ay errement lay doon yoo xamante ne pour man dafay desee doon loo xam ne c'est quelque chose de palpable nga gis ne Youssou Ndour dafa génn tontu Macky Sall wala Macky Sall dafa wax gaaral ko loolu lépp kenn gisu ko donc bu waxuloon duñ ko gis moo tax ma ne toujours jàngat bi nga ciy mën a def mooy conséquences yi ngay gën a mën a wax parce que cause yi daf laa ump conséquences yi pourquoi parce que da nga naan bu dee am na lii ak lii la mën a jur bu dee am na nii ak nii la ko kii mën a yëgee bu dee am na fii ak fii la jëmee seen parti bi wala fa la jëmee Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne foofu la Youssou Ndour bokk bu dee Benno Bokk Yaakaar je pense que Youssou Ndour branche bu mag la ci boobu les coalitions bu ca génnee dina am lu mu jur foofu. non boo nee branche bu mag c'est à relativiser. parce que branche bu mag Benno Bokk Yaakaar yi ñëpp xam nañ ko. parti socialiste la AFP la ak PIT la ñooñu la ñuy jàppee ay formation politique yoo xam ne am nañ doole. am nañ doole ne pèse pas lourd. non Youssou Ndour c'est un homme qui compte c'est pas un homme qui pèse. D'accord. parce que politique ñaar nit ñoo am dafa am nit koo xam ne day compter am ko xam ne day peser. am na ñoo xam ne dañuy compter di peser en même temps moo dal Serigne Mbaye Thiam c'est un homme qui compte mais c'est pas un homme qui pèse. parce que amul base. amul benn kii bi Youssou Ndour Médina bi bu doon xëccoo sax yàlla def na ni gis nañ ni mu demee mu jëw cee génn bu baax a baax parce que foofu tamit Bamba Fall moo leen fa mujjee am ndam seen kaw donte bëri woon nañ fa moom Eva Marie Coll Seck yaa Seydou Gueye bëri woon na ay ñoo xamante ne ñu ngi météo yaa aussi tamit Cheikh Tidiane mi nekk fële Cheikh Tidiane comment il s'appelle encore Cheikh Tidiane Ba mi nekk caisse de dépôt et de consignation merci Diaw Fara donc ñooñu bëri woon nañ foofu Médina nga xamante ne dañ doon xëccu mais gis nañ ne bu ñu amoon dayo bi ñu am danañ am ndam foofu donc ce qui veut dire que rek bu dee côté politique la Youssou Ndour c'est un homme d'affaires c'est un musicien international mais c'est pas un politicien c'est pas un politicien de formation c'est pas un politicien boo xamante ne tamit mën nañ yaakaar ci moom ëllëg ne politique gu Sénégal ñi mën nañ bokk ci ñi koy doxal te loolu gis nañ démarche am li mu wane ak lépp ni mu ko amee parce que bu ñu defee tuuti histoire li ko dugal ci politique ñëpp gis nañ ko dem ba ci jamono 2012 président Macky Sall di xëccu 3e mandat mu bañ ko teg benn mouvement bu ñuy wax fekkee ma ci boole mu dafa boo ko xoolaatee ba ci biir sax dafay mel ni c'était un mouvement circonstanciel mouvement voilà par circonstance la tegoon mouvement bi parce que li ko taxoon a jóg mooy Ablaye Wade jóge fi 3e mandat Maître Wade bañ a jàll mu jël moyen ak lépp lu mu am def ko ci mouvement boobu kooku dem mu ànd ak Macky Sall bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar ñu def ko fi ministre conseiller mu am fa ay ndombal tànk ñu gis taxawaayam mais dafa am lenn loo xam ne tamit boo koy xool tey jii mooy Youssou Ndour poids boobu mu amoon ca ba muy door bokku la Youssou Ndour bu léegi nii pratiquement ba muy door mënoon nañu wax Youssou Ndour ak fekkee ma ci boole mais tey jii Youssou Ndour kese ngay wax parce que fekkee ma ci boole ne discipline kenn gisatu amatul benn activité kenn gisatu ko existeetul sax mën nañu wax loolu parce que kàngam yi ci nekkoon leader yi ci nekkoon nga leen doon dégg ñiy wax di def ay sorties di dem ci débat yi kenn gisatu leen animé tuñu mouvement bi amul animation amul dara donc dafa nekk ci benn inertie totale boo xamante ne tey jii mënul tax ñu compter ko ci paysage politique gu Sénégal bi loolu benn point la beneen point bi mooy boo jël Youssou Ndour en tant que acteur politique wax naa ko léegi nii musicien la kàngam la ci wàllum way ku leader la manager la gis nañ groupe bi mu yor ak yëpp mais c'est pas un politicien c'est pas un homme politique parce que politicien ak homme politique dafa am yoo xam ne da nga ko war a am yu mu laaj te man pour man amu ko donc yooyu loolu moo tax dans le terrain politique daf si nekkoon comme des cheveux dans la soupe daf ci wàccoon te du bërëbam moo tax bi mbir mi di dem toujours da ngay gis mariage contre nature boobu amoon dafay daal di séparé wu parce que loo xamante ne la toujours mën nañ citer ñu bëri ñoo xamante ne dañoo yaakaaroon ne mbirum politique bi mbir la boo xamante ne boo amee tur rek mën nga ci imposer wu l'exemple de Petit Mbaye est là dinañ dem ba ci biir ñu xam ne tur kese doyul ci politique am na ñeneen ñu mel noonu Ibrahima Fall nekkoon na fële ñëw def am parcours am alors que Sénégal suñu société Sénégal dafa am ay réalité
réalité yooyu dafa bokk ñu gëm na ñun da nga war a am benn formation politique ñu gëm na ñun da nga war a am benn base bi ñu gëm na ñun da nga war a am benn link boo war a am société bi ak benn regard boo xamante ne benn image politique boo war a dégager alors que Youssou Ndour n'a pas d'image politique image am c'est plus culturel wala musical. ay ca moom tamit ba léegi mi ngi garder li nga xamante ni Macky Sall moo ko taboon muy ministre conseil jàpp na ni su fekkante ni problème am na ci seen diggante tamit le problème n'est pas profond. waaw bon comme li ma doon wax léegi rek. parce que Macky Sall ñëpp xam nañ ko moom soo amee moom problème rek lépp ndomba tànk moom la ko joxoon daf koy dagg donc du moment où mi ngi ak ministre conseiller ba léegi jàpp na ni problème su amee tamit nekkul problème boo xam ne si ni bu xóot la wala boo xam ne si ni peut-être ci début problème la nekk. mais tey jii li waral sœur bi wax ko nii tamit beneen jéego la ci problème bi même si c'était pas un problème profond. le fait que ñu révélé ko rek beneen jéego la dafa am beneen tournure bu mu jël. parce que fi ñu doon di gis tey jii journaliste yi nga xam ne dañoo sopp bu baax a baax dinañ commencer gëstu jëm xooli ji lan mooy problème bi lan moo nekk ci ginnaaw kàddu yi mu yëkkati ak problème bi fu mu jógee lan moo waral problème bi donc loolu lépp dina doon ay questions yoo xam ne ñii nañ ko poser dina am ñoo xam ne certainement dinañ commencer di indexer groupe Futurs Médias parce que koo xamante ne la ci nguur gi la bokk mais ñun comme sunu ay confrères yi fa nekk rek gis nañ ne seen liggéey ni ñu koy doxalee bien vrai que parfois nit ñi sànni leen xeer par gauche wala par droite mais ñëpp xam nañ ne buñ joxee parti opposition dañuy jox parti pouvoir bu ñu joxee société civile débat yi ñuy organiser nañ fexe ba neutralité am fa du plateau yoo xam ne dañ koy tere du doo toog mu nga ne fii kat opposition du fi ñëw wala kii invité bi du fi ñëw wala kii du fi ñëw donc loolu mbir la boo xamante ne bu fekkonte ne yow da nga yaakaar ne groupe GFM wala arme lay doon boo xam ne bras armé yu état bi lay doon ñu ngi si sukkandiku di dóor nguur gi mu doon wala benn RTS bis kenn gisu ko fa donc loolu mën na doon benn mbir boo xam ne ñenn ñi mën nañ ci am benn lecture comme koo xamante ne tamit dafay nekk benn leader boo xam ne da nga nekk ci parti bi ñu servir la parce que politique comme li ñuy wax parfois bu ñu la servir da nga war a servir parti bi wala da nga war a servir mouvance bi wala da nga war a servir coalition bi mais am na leader yoo xam ne dañ leen di servir te du ñu servir comment doo servir non seulement doo cotiser ci parti bi mais tamit doo wax pour parti bi am na ñoo xam ne noonu lañ mel dañuy nekk ministre conseil dañuy nekk DG wala dañuy nekk kii doo leen mës a gis ñu dem plateau télé doo leen mës a gis ñu toog wax te yooyu yëpp mën na doon ay mbir yoo xamante dafay nekk même tu as beau avoir des résultats tu as beau être un bon manager tu as beau être un leader mais parfois volet politique bi dafa lay manqué ba boo moytuwul bu ñuy rocci sa chaise loolu dafay tax ñu jëlee la. mais deuxième mandat bu Macky Sall bi dañu gis Macky kii di Youssou Ndour dafa absent trop ci niñ ko suñ ko mën a tuddee seen politique bien vrai que wax nga du politicien mais gis nañ ni defatul benn sortie defatul benn activité boo xam ne si ni dafay wane que ni kii mi ngi ci nguur gi bien vrai ministre conseil la mais ba léegi daal dafa disparaître complètement mais parce que loolu aussi dafay susciter ay débat yoo xam ne si ni wala li nga xam ne si ni tey Ngoné Ndour wax na ko muy problème yi diggante mais parce que tamit Mahfouz du terrain moom du domaine am loolu il faut que ñu xam ko parce que tey jii par exemple da ngay dem parfois nga dégg bi muy déposer candidature ñu bëri naan non am na président xam ne seen dëkk ay ouvrier lañ ñu jël exemple Lula da Silva bu Brésil nga dégg ñu indi la yenn exemple ay président américain yoo xamante ne seen niveau fi mu toll ñu wax yëpp mais ñooñu ñëpp boo jàngatee nga gis seen parcours am na ñoo xamante ne par exemple jaaruñ ci ay parti politique mais am nañ benn vécu boo xamante ne am nañ fu ñu jaar ak askan wi am na lu ñu def am na yu ñu posé yoo xamante ne même bu ñu liggéeyul politiquement am na benn situation wala benn posture bu mu boo xamante ne fexe nañ ba maasi adhéré wu jàppale leen bi ñu demee élection ñu dagaan baatu askan wi ba am ko mais Youssou Ndour tel n'est pas le cas xam nga fii Sénégal dafa am benn jikko boo xam ne wala benn mbir moo xam ne pour ñu départir ko suñu dafay xaw a jafe mooy dañuy jël image collé ko ak nit par exemple tey ji boo joué woon théâtre la preuve mooy tey ji ñi joué théâtre ñu bëri seen premier rôle boo moytu mooy doon seen tour seen premier rôle tour bi ñu leen xamee boo moytu moom lañ leen fay jaar di leen ko woowee nga joué benn théâtre nekk si prostituée boo moytu sa koñ bëtu prostituée lañ lay xoolee yow ñu xamee la ngay way dañuy yaakaar ne sa àddina way kese nga mën yow bu ñu lee journaliste ngay wax tey ji ëllëg boo toogee di waxtaan ak kenn ci waxu sëriñ wala wax ki dañ leen wax moom kii ñeme na yàlla di lu ko def sëriñ or jéemuñoo xam ndax jàng nga ko sa enfance jéemu ndax da nga màggee ci këru sëriñ jéemuñu xam dara dañ naan Mahfouz mi ni ma ko xamee mooy toog di jàngat di analyser wala di bind loolu laa ko xamee donc loolu mooy mbir moo xam ne dafay jafe nga jëlee ko ci kanamu nit ki tey ji Youssou Ndour bi taxaw di la wayal am na ñoo xam ne il faut mal Youssou Ndour taxaw sax def discours en français lépp lu ñu def dañuy yaakaar ne waykat bi moo war a di wax or du ñu def distinguo entre la personne et le personnage distinguo boobu nag tant que defuñ ko parfois dafay poser problème la personne de Youssou Ndour qui peut être un intellectuel parce que l'intellectuel c'est pas seulement quelqu'un qui a fait des études poussées la personne de Youssou Ndour qui peut être un musicien avéré au niveau international noonu foog nga jéem a def différence la personne de Youssou Ndour boobu noonu ak Youssou Ndour en tant que personne boo xamante ne dafa soxla njiitu dafa soxla réew mi dafa bëgg nekk député dafa bëgg nekk maire am xam-xam bu mu bëgg a teg si nit ñi mais malheureusement fii suñu société pareeguñu pour préparer wu
pour mën a def départ bi entre la personne et le personnage. 2012 Youssou Ndour déposé woon na candidature mais dañ ko rejeté. suma juumul 2019 mu ànd ak kii di Macky Sall est-ce que jàppaloo ne 2024 bu ñu gisee tey li nga xamante ni ñu ngi koy rumbanaat muy problème bi dox ci digganteem ak Macky Sall jàppaloo ni tamit. kii di Youssou Ndour dafa bëgg réew mi dafa bëgg loolu nga xamante ni moom mooy mbébétal muy amour bi nga xamante ni am na ko jëmale ko ci réew mi moom la bëgg a fësal pour élection 2024 yi. jàppaloo ni fi mu ne nii dafa teg buur chaise buur bi la teg bët. non jàppuma ko. jàppaloo ko parce que xam nga lu tax jàppuma ko chaise buur boo ko tegee bët dafa am yoon booy jël. waaw mënoo bëgg dem ne mënoo bëgg am jiw bu baax ba pare bàyyi fi tool yi di dem marché. su boobaa mënul nekk da nga dem tool foofu la ñuy bàyyee foofu la ñuy defee yooyu yëpp nga dem bàyyi fa mais boo demee feneen doo fa am li nga bëgg. bu ko doon def su fekkonte ne tey jii dañoo gis ñu ne par exemple fekkee ma ci boole seen structure yi ñu ngi commencé di dekki nommé na kii président fii def na coordination fii def na section fële su boobaa di nga xam ne waa ji kat am na lu muy pare am na lu muy wàcc mais su fekkente ne mouvement bi dafa nekk en léthargie totale nekk en veilleuse kenn gisu ko defuñu activité ñiy nelaw sommeil bu profond sax. kooku tey ji mënul jóg ni damaa bëgg réew mi te xam ne boo bëggee réew mi am na fooy jaar Macky Sall bi mu bëggee réew mi dafa am fu mu jaar am na nu mu def. donc am na yoo xam ne tamit boo ko defee. bëgg réew mi je pense que nax sa bopp lay doon parce que am na tamit étape yoo war a jaar am na ñoo mën a def. maintenant lan moo waral cause yi ak yooyu noonu yëpp comme ni ñu ko waxee sànq rek peut-être bu ñu demee dans les jours à venir. dinañ ci am lu ñu gën a leer mais njortuma ni mu am ambition boobu noonu au contraire sax dafa gën a démarqué wu ci côté politique bi. parce que léegi boo ko xoolee pratiquement bu weesoo élection parce que njariñam fi mu doon gën a bëri mooy ci élection yi. campagne électorale. campagne électorale moom la njëriñam doon gën a bëri parce que organiser na fa ay concert yoo xam ne dañuy def concert ba ci digg ba mu def topp def benn break bu defee break daal di jël micro bi wax ak nit ñi gis ngeen am na koo xam ne mi ngi wër 3e mandat wax discours boo xamante ne ñëpp dañ koy déglu ñëpp yuuxu donc discours boobu bu dee côté publicité la amul discours bu ko gën a jaay amul prix bu ko Macky Sall mën a woon jëndee amul prix bu ko opposition mën a woon jëndee donc c'est quelqu'un qui a apporté sa pierre bi ko opposition bi soxla woon pour ñu jëlee fi kii di président Abdoulaye Wade même Macky Sall pour ñu tabaat ko ànd na ak moom ñu def campagne dugg ci biir dëkk bi dem fu nekk am na fu ñu gisee sax mii waaye président Macky Sall di fecc ñoom ñaar ku nekk di dukkat affaire yooyu noonu nit ñi di ko gis ñu xam ne kii dafa bokk ci mouvance bi mi ngi investir mi ngi def ay effort mais après campagne yi dañuy gis paf mu écarté wu parce que image am moo mel noonu foofu lañ soxlaa Youssou Ndour foofu la ñuy gisee Youssou Ndour mais tey jii les gens voient mal Youssou Ndour toog ci conseil des ministres gis nañ bi mu nekkee ministre ku nekk nit ñi débat yi mu doon wax te pourtant c'est tout à fait normal mën na nekk ministre mën na nekk DG mën na nekk sa président au Sénégal mais nit ñi ñoo pareegul def loolu seen bopp parce que lu ñu gëm foog nga sol costume foog nga ne man France laa jàngee foog nga ne Paris laa jàngee bon mythe boobu sax daaneel nañ ko parce que président Macky Sall fii la jàngee mais foog nga gëm ne man am naa master 2 am naa DEA am naa lii spécialiste la expert la pour ñu mën laa fal or amul benn école bu ñuy jàngalee njiitum réew amul benn école bu ñuy jàngalee nekk ministre. acca mi ngi noonu xam naa ni fii ci kanam fan yi ñu jëm dinañ ci am lu leer ci li nga xamante moom mooy problème boobu dama lay bàyyi nga dal di tàggatoo Libaas mi ngi may def signe que li ñu cee doon ci waxtu jeex na. waaw li may tàggatoowee rek mooy di ñaax képp koo xamante ne da nga jiite association wala mouvement wala direction wala agence wala lépp lu mu ci mun doon ñu xool kàddu ñuy yëkkati. parce que yëkkati na ay kàddu yoo xam ne tamit li ñuy wax dafa jox matière ñi di journalistes yi dinañ dem gëstu li nekk ci ginnaaw bu fekkente ne ay propos am déformé wuñu ko génnewuñu ko ci contexte am amaana mën na doon loo xam ne dina jox beneen tournure bu fekkente ne bruit dafa amoon diggante président Macky Sall ak kii di Youssou Ndour te loolu sax c'est tout à fait naturel parce que yooyu dafa nekk li nga xamante ne comme genre ay ouragan la yoo xam ne day am ci yenn dëkk yi parfois foog mu yëngu-yëngal après day jàll lépp daal di nekk entrer dans l'ordre parce que ànd moo demee noonu et loolu moom yaakaar naa foog ñu xoolaat seen i kàddu rek sinon du ñu jóg ci ay def ay déclaration yoo xam ne coow la leen di jural. cant ak ngërëm ñeel na la Moustapha di la jaajëfal bu baax a baax waaye tamit di jaajëfal ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy topp ci biir réew mi ak bitim réew di safo suñu ay programme Sunugal 24 Libaas Mbaye moom moo nekkoon ci réalisation bi ak technique bi feggoo ci wetam Galaye Mbaye ak Nene Jaw Fara ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen jox dig daje suba incha allah beneen plateau ak yeneen actualité jaa ngeen jëf. ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax.
Vous êtes témoin d'un événement où vous avez des informations d'intérêt national. Vous pouvez filmer et envoyer par email à infosunugal@gmail.com ou contacter le 78 140 56 56 disponible sur WhatsApp. moo xam da nga fekkee xew-xew moo xam da nga am information boo xam ne da nga bëgg ñëpp jot ci ni ngay def yomb na yónnee ñu ko sunu adresse mail bii di infosunugal@gmail.com wala nga wooñu su numéro 78 140 56 56 mbaa nga yónnee ñu ko WhatsApp ci boobilee numéro boo ko defee àddina bi yëpp dinañ ci jot Sunugal 24 yéen nañ fi nekkal.